ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak suñuy programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës tribunal grande instance bu Ziguinchor tey jii ñu fa doon àtte mbirum ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuumal ci massacre ba amoon ci àll Boffa Bayotte juróom-benni fan ci janvier 2018 la woon ñooñee ñu ca jàpp tey jii kon seeni avocat te woon naka nonet ay témoins waaye yëf yi dañu ko dàq ba suba li waral suspendre gi moo di kenn ci avocat yi di maître Ciré Clédor Ly la woy juróom wi ko yar génn àdduna moo tax kon ñu daal di koy dàq ci xibaar yi ñu jot. ndaje mi di forum de l'eau juróom-ñeenteelu édition bi kon ñoo nga ca mu di forum de l'eau lu aju ci ay njiit réew yu bëri teewe moom yi leen ndaje ay chef institution ñoom it teewe ko ca jam ñaajo lañ ko doon amale ngir nag moytu jafe-jafe yuy tukkee ci wàllum ndox nees di def kon ba moytu ko njiit réew Macky Sall kàddu yëmu fa yëkkati des na ci dikk ak yéen ci jamono jooju waa FRAPP France Dégage ak waa COSYDEP ak yeneen organisation société civile fas yéene wàcc kon ci mbedd yi ngir ne dañuy ñaawlu anam yi ñu yore ndox mi fii ci réewum Sénégal daañu dikkit ci ñoom yéene ju ñu am ngir taxal beneen forum boo xamante ne ji juróomi fan la ñu fas ci yéene waxtaane ndox mi ak jafe-jafe yi mu am ci réew mi kilifay réew mi jël dogalub doomi Niger yi nga xam ne ñoo newoon ca fii di avenue Cheikh Anta Diop ñu daal leen fay jële li ko waral mooy seenu kaaraange la ñu ne dafa des ba tax nañu jël yooyu le matuwaay leneen lu ñuy waxtaane ak yéen ci xibaar yi moo di wàllu tàggat yaram équipe nationale bu Sénégal bi war a football ak Égypte ñoo ngay tàmbali seen regroupement di ko amalee ca Marrakech foofee la ñuy daje gaynde nag mataguñ am na yeneen ñu ñuy séentu ci ñoom mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxilu ñu faram-fàcceel leen ko. dellu leen nuyu dellu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali xibaar gi doore ko ak tey jii tribunal grande instance bu Ziguinchor lañ fa doon àtte moo di ñi ñuy tuumal ci lawoon ca Boffa ak Bayotte tey jii ñoom ña ñuy tuumal ak seeni avocat ak lenn ci témoins yi teew nañu audience ba nag dañu ko suspendre ba suba li tax moo di kenn ci avocat yi di maître Ciré Clédor Ly la ñu ne waaye juróom wu jigéen wi ko yar moom moo génn àdduna moo tax ci niñ ko waxee suba kon ca la ñu fas yéene delluwaat ci boobile audience. ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars bëccëg la bu ñu jagleel soldaari Sénégal yi faatu woon ci guerrub golfe bi tey jii ñu xëy njàngum alxuraanul karim wàcce ay kaamil mu di ndaje moo xamante ne jiit lu toll ci juróom-ñeent fukk ak ñetti soxna yi nga xam ne seeni borom kër dañoo desoon ca guerre boobee ak ñi ca mucc ñi ngi sàkku ndàmpaay li état bi Sénégal warloo ak ñoom mu toll ci 91 milliards ñu gis ne ba ñu koy soog a yëkkati saafaraang ci doon juddu seen digg ak Macky Sall waaye boobee ba léegi dara toppaatu ca ñu bëgg nag ñu lijjanti leen boobi les dossiers Fatou Bintou Konté la ñu ci yàndal. saa su 21 mars jotee xol yi tooyati jëmale nag ci 93 veuves ak 402 survivants guerre du Golfe yooyee ngir nag rendre leen hommage. non dindi ko jàmbaar yi nga xam ne dañoo deewoon ca guerre googee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di seeni famille dañoo amaloon ab wàcce kaamin. bi boo gisee ñii fi nekk tey ñii yor ay bant ñii béjjaaw ba weex ñii mënuñu sax toog. nga xool démb ak bërki démb keroog bi avion bi daanoo laxasaay bi ñu laxasaay woon parce que suñu mbir la woon nag 93 néew nga war leen a defar yombut. mel na image yooyu yëpp dafa dellu suñu kanam muy métit ba nga xam ne kooku teg sa bët doo ko fàtte ba àddina tukki. ñi nga xam ne nag ay veuve lañ leen di wax seen jëkkër làqu ci guerre boobee nag ñi ngi xamle année yi nga xam ne ñu ngi ko dund ci ay jafe-jafe ñoom jigéen yooyu nga xam ne fi mu toll nii ñoom ñoo yor seen njaboot boobu ba tey. di jàmbaar yi di daanu Arabie Saoudite ñun veuve yi kenn ci ñun amul 30 ans ay xale yu ndaw lañu am na jàmbaar yoo xam ne am nañu doom yoo xam ne teguñu leen bët gisuñu leen boobu ba tey ñu nekk ak suñu njaboot sant yàlla ju jóg di daanu. topp nag ci suñuy indemnisation ba sonn ba tey. ginnaaw bu événement bu métti bu bee weesoo ñoom jàmbaar yi nag di xam le ni lii nga xam ne moom moo di seen i ndàmpaay jotuñu ci dara te nag fi mu ne nii la ñuy laaj rek moom moo di li ñuy wax réparation. réewum Sénégal gàcce la ci réewum diine ndax alaluñ njëriñ la li ci téere bi wax ñun ñëpp xam nañ ko looloo waral suñu taxawaay fii dara
nguuru Sénégal teguñu dara suñu loxo 1 million lañ ñu jox te million boobu livre per diem mooy xaalis bi nga xamante ni bii boo defee 3 mois sur le terrain avec les bombardements le feu la fumée les crashs les morts que tu vois on te permet de prendre 10 jours pour se ressourcer. fi mu toll nii nag mun nañu jàpp ni ab solution mi ngi waaj a feeñ ak ki nga xam ne moom moo di njiitum réew Macky Sall ngir jàmbaar yooyu nag mën a jot li nga xam ne moom moo di seen àq. ont été fournis et le premier ministre m'a fait savoir de sa propre bouche et nous ma ne gannaaw ba ma génnelee ay preuves ni que président nekk na ci ay dispositions ngir mën a fexe ba indi saafara. le président était dans de bonnes dispositions. ñooñu leen di anciens combattants ya xeexoon ca guerru Golfe. pour mettre un terme au calvaire des anciens combattants de la guerre du Golfe. guerre du Golfe bi nag bu nu fàttalikoo nag defoon na fi ay jiyi yu metti ci famille yi nga xam ne moom moo di fii ci Sénégal ndax ñu ci bëri ca lañ fa jaar ñàkk li nga xam ne moom moo di pap dellu diwaanu Casamance ak ni ma ko waxee sànq tribunal grande instance ba fa tey jii li mu doon xëy di yaate moo di ñi ñuy tuumal ci jëye jamono ca ba faak Bayot di ñu doon wut mat ca ñu faat leen fa ci anam yu yéeme ñi ñu jàpp ne ñoo def jëf jooje seenub àtte layoo ba kon door nañu ko dañu ko dàq nag ba suba li tax gannaaw ba avocat yeeg témoins yeeg ñi ñu accusé doo teewee ca moom yi leen daje li waral dàq gi mooy kenn ci avocat yi di maître Ciré Clédor Ly la ñu ne way juróom bi ko yar way juróom wu jigéen mu génn àdduna moo tax ñu suspendre yëf yi Boubacar Diassi ci ay leeral. ci bisub njëkk bu audience bu chambre criminelle buy àtte ñi ñu jàppoon gannaaw bi jëye ju amoon ci boo fa Bayot daanaka bataaxal bi wone enquête bi lu mu joxee moom la ñu daal di jàng ñëpp dëgg ko ñoo ngi koy jàng ci teewaay avocat yi. Je défends Malick Sagnon dans cette affaire. Bon, comme vous l'avez constaté, cette première journée a été consacrée à la lecture de l'ordonnance de renvoi, c'est-à-dire la décision par laquelle le juge renvoie les accusés devant la chambre criminelle. fukki nit ak juróom-benn la ñu jàpp ci biile affaire waaye it ñu topp leen ci fukki ak ñeenti tuuma yu bokkul ñu nemmeeku ne bokk na ci ñi ñu tuumal César Atoute Badiate mu jiite banxaasu bët Saloum diiwaan bu Ziguinchor bu MFDC fukki nit ak juróom-ñaar la ñu tudd ci lu jëm ci partie civile mbokk yi ak jegeñaale ñi ñu topp ne ñoom ndey seen xel dal na. la lay wax ni première journée audience bi daf ñu gën a may dal si lu ñu dégg tey parce que lu ñu dégg tey daf waneel ni kii lu ñu yàgg a wax si suñu rak moom moo am reyul yónnul ñu rey bokkul si ñu association pour rey ay nit. bu ñu noppee ci enquête bi maanaam ñetti at gannaaw bu yéye ji amee mën nañ jàpp ci bataaxalu procureur de la république mu ñu jébbal ci fukki fan bu weeru novembre 2021 ni sox bi mu ngi am ci juróom-benn fan bu weeru janvier 2018 te ñu ko def ñu ngi toll ci gën kaa néew ñaari fukki doomu aadama ñu yoroon ay gànnaay nëbb seeni kanam ak kagul ñu jëlee ci bilan bu doy waar ndaxte fukki doomu aadama ak ñeent la ñu jàpp ni ñoo ci ñàkk seeni bakkan te ñu gis leen diggante juróom-benn fan ak fukki fan ak benn weeru janvier 2018 juróom-benn nit jëlee ci ay gaañu-gaañu yu tar te ñetti doomu aadama dong ñoo ci daal di rëcc. 9e forum mondial de l'eau di ndajem waxtaan mu ñu ubbi tey jii ci jam ñaajo dajale ay kilifa yu bari ci àdduna bi wàllum ndox ak nees def ba lijjanti ko mooy la ñu fay waxtaane njiitu réew mi Macky Sall ak i kàddu yu mu fay yëkkati bokk na ci di sàkku dal ci Afrique mu bokk ci kuréelu réew yam doole yi di G20 ci gis-gisam bu ñu xoolee taxawaay bi mu am ci déndub Afrique bi ci wàllu kom juróom-ñetteelu place bi war na ko mën a may mu daal di cay bokk mu di lool ñu bari kon ci ñi teewoon ca ndajama it yëkkati nañ ci seen kàddu ñu ànd ci leeral ak Habib Faye. jamono ji lu toll ci ñaari milliards ak xaaj la Afrique am ci nit ñoo xamante nit seen xel yépp ca nañuy amee ndox la ne Sénégal ak tamit liggéey gu mucc ayib nga xam ne am na ci waral na daloo na niki tey ji juróom-ñeenteel forum mondial gi ñu jagleel wàllum ndox mi lii lay doon loo xam ne ab mbégte la ci njiitum réew mi Macky Sall mi nga xamante ne ci ay kàddoom ne lu toll ci 2100 forages installé na ko fii ci mim réew rawatina itam 670 châteaux d'eau yoo xamante ni teg na ko ngir askan wi mën a jotee ci ndox mu sell googee loolee itam waral na muy sàkku ci ñi nga xam ne ñooy dëkk yi ngànk G20 ñu dugal Afrique ci seen biir. invité mu nekk membre à part entière parce que soo xayma koom-koomu Afrique dëkk Afrique yëpp nga boole leen. ñun ñooy 8e koom-koom en termes de bloc donc war na mën a ñëw représenter suñu bopp
indi ñun tam sunu ay xalaat indi sunu ay solution et surtout problème yu bëri nga xam ne G20 mu ngi koy décider lu ci bëri Afrique lay concerné mu jëm question eau changement climatique financement économie yi réforme système financier mondial lépp li nga xam ne mooy koom-koom mooy koppar te G20 di ko décider bëgg nañ Afrique toog ay seen ay expert toog ñu indi sunu ay solution bopp mu nekk solution yoo xam ne dina méngoo ak sunu ay réalité africaine loolu mooy plaidoyer chef de l'État. ak i koom ga mu nekk rawatina itam rang ga mu jël di juróom-ñetteeli place ci wàllum koom-koom ak àddina jëwriñ ya nga xam ne teewee nañ li ni mel gis na jot na ngir mu bokk ca ñay nas ak ñay nocc. jóge ci africain yi dem pour lii nga xamante ne problématique yi gën a am solo ci àdduna bi. intégrer le G20 loolu mën naa wax ne c'est une proposition légitime loolu lu war a mën a nekk la parce que Afrique aujourd'hui nekkatul ci ginnaaw Afrique dafa war a nekk comme ni ko Macky Sall waxee continent bu prospère continent boo xam ne dafa war a nekk au cœur des discussions dans le monde parce que ressources naturelles yu ëpp ci àdduna bi tey boo ñëwee Afrique nga koy fekk. fii ak ñaar fukki fan ak juróom-benn Dakar mooy doon capitale gi ñuy waxtaanee wàllum ndox mi ci bépp boor forum mondialuk ndox mi nag daa gën a tax ñu gën a mën a yokk anam gañ koy liggéeyee fii ci biir Afrique rawatina itam ci àdduna wërngal këpp ba ku ci nekk war cee mën a jotee te doo ci am benn jafe-jafe. FRAPP France Dégage COSYDEP ak yeneen organisation yu fare ci société civile gi tey jii xëy nañu wàcc ci mbedd mi la leen fa yóbboon moo di ñaawlu anam yi ñu yoree ndox mi ci réew mi xam leen nañu it beneen forum boo xam ne aw nañu yéene taxawal ko juróomi fan ñuy waxtaanee nees di def ba lijjanti jafe-jafe yi ndox mi jafe-jafe ndox mi askan wi du dund ci réew mi Maymouna Ndiaye Ababacar Camara reportage. ko dalee place de la nation ba ci rond-point Doudou Ndiaye Coumba Rose foofu yëpp dañ fa romb di wax leen metti maanaam lii nguuru Sénégal di amal forum bi nga xam ne dañ koo jagleel ndox mi ñoom ñiy fare ci société civile bi neexu leen. waxtaan boobu du waxtaan bu baax bi ndaje boobu du ndaje bu baax bi ndaxte ndaje boobu ñi fa daje mooy ñii di noot askan yi ci wàllu ndox te président Macky Sall bàyyi suñu ndox ci taax yi. ngir fësal seeni mer nag moo tax ñu ne dañuy indi seen forumu bopp. naka la ñuy fexee ba li ñëpp bokk ñëpp jot si ba li ñëpp bokk askan yi saytu ko et non ñu koy dénk ay golo yoo xam ne d'accord dañu bëgg a noot ñun d'accord ci wàllu ndox bi. ndaje boobu ñuy amal nag nee nañu dinañ ci càmbar jafe-jafe yi nga xam ni yenn ci ay gox am nañu jafe-jafe am ndox mu baax. boo jëlee fukki école ñeenti kese ñoo am problème ñoo am ndox boo xam ne mën nañ koo naan loolu dafa nekk lu ñu war a corriger nga jël ñetti école bu ne ñaar yi am nañ problème mu bloc sanitaire kon te nag te xale bu génnee këram diggante 8h ba 17h day soxla di am gànnuwaay te booy wax gànnuwaay nga fàttaliku feebar bi fi amoon dafay laaj en tout cas dafay laaj wér laaj am ndox pour mën a raxasu boo jëlee it loolu nga xam ne jëm na ci inondation yi am ci l'école yi jamonoy taw te xam ne léegi suñu l'école day fonctionner ci jamonoy taw nekk na mbir moo xam ni war nañ ko mën a saafaral ñun tegoon nañ fi cartographie boo xam ni doon na tax ñu mën a gis école yi am ndox saa su ne at bu jot war nañ ko mën a saafaral. Guy Marius Sagna ak i ñoñam di jox dig daje askan wi li ko dalee ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mars ca CICES bu ko defee nee nañu ñu dajaloo fa wax ana nan la ñuy def ba ndox mi fii ci Sénégal yorin wi gën a mucc ayib. ba tey ci lu jëm ci lijjanti wàllum ndox fii ci àdduna bi ak ndaje mi ñuy amal fii ci Ndakaaru gannaaw ndaje moomee am na ñu daje ci Institut Pasteur lañ fa doon waxtaanee mooy fexe daal ba wopp yi nga xamante ne ji kon la koy lawal am ndox ci la bokk lu ci mel ne woppi choléra ji sonal lool dindub Afrique bi ñu seet nu ñu ko lijjantee ba duñ ko fi déggati ñu ànd ciy leeral ak Alhassane Ba. li ñuy sàkku ci appel bi ñuy def mooy fexe ba ñëpp booloo doon benn ci Afrique ngir fexe ba xeex li nga xamante ni moom mooy choléra ak yeneen jàngoro yi nga xamante ni ñu ngi bàyyeekoo ci ndox fexe ba ndox cet waaye itam assainissement nekk lu njëkk ci stratégie yi ñuy teg ngir xeex ko at wu jot lu toll ci téeméeri junni ak ñeent fukk ak ñett ci doomi aadama daañu faatu ci choléra lu toll ci juróom-ñaar fukki réew yi ci ëpp fare ci Afrique. Et donc au-delà faaw ñu fexe ba ndox ak li nga xamante ni moom mooy assainissement ñu fexe ba ñoom kilifa yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ngir ñu fexe ba dakkal lépp li nga xamante ni jàngoro la yu bàyyeekoo ci ndox mi. Nous sommes ici pour
ñu ngi fii tey ngir fàttali que ni bu ñu fexee ba gën a am ndox mu am qualité waaye itam fexe ba am assainissement daañu mën a xeex ni mu waree lépp li nga xamante ni jàngoro la ju bàyyi ko ci ndox mi. contre les maladies hydriques. xel mënta nangu tey jii nii ñuy mën a def semblant que ni ñu ngi xeex fekk xeexuñu li ñu war a def tey mooy gën a taxaw ndax bu ñu jaaree ci yombal ndox mu am qualité waaye itam am cet ak assainissement daañu xeex jàngoro yooyu nañu jël exemple ci Europe ak Amérique. benn pàcc ci appel bi ñuy def mooy fexe ba woo ñëpp ñi nga xamante ni ay bailleurs lañu ñu dugal ci seen loxo. à la fois muy ay bailleurs yi nga xamante ni ay bailleurs yu fare fii ci réew mi la wala boog ay bailleurs yu fare ci biti réew te li ni mel moom la ñu def ci yeneen réew yi. pour la mise en œuvre. ngir ñu fexe ba gën a am plan bu ñoŋ bi nga xamante ni dana mën a méngoo ko li ñu bëgg faaw ñu jaar ci ndox. l'éducation des populations. tontu yi xam nañ ko ba noppi ci jamono ji nga xamante ni Sénégal mu ngi daloo juróom-ñeenteelu forum mondial jëm ci wàllum ndox ñoom acteurs yi di xaar ci président Macky Sall jiite Union africaine ci jamono ji mu fexe ba porter plaidoyer bi. chers dirigeants de l'Union africaine. yéen ñi nga xamante ni yéen a jiite Union africaine yéen lay waxal appel bi yéen itam lay waxal appel bi ñu amal tey ci suba ñu ngi sàkku ci yéen ngeen jël seen responsabilité. d'en faire une grande résolution. il faut ñu jéem a vraiment aar suñu bopp aar dëkk yi pour que maladie bu mel ni choléra jóge fi. acteurs yi gis ne mën nañu xeex li nga xamante ni moom mooy choléra ak yeneen jàngoro yi bu fekkente ni def nañ ay investissement yu rëy ci ndox waaye itam ci assainissement bëgg nañu 21 ci weeru mars gune ñu fexe ba def ab bëccëg bi nga xamante ni dañuy xayma lu ñu jot a def ci ay jéego ngir mën a jot objectif bi ñu fixé ngir jëlee fi jàngoro yooyu. leneen ci wàllu xibaar diwaanu Fatick foofe kilifay municipalité ba xamle nañu ne ñi ñu fa jox terrain te jëfandikoo wuñu ko bu ñu moytul daañu ko jëlee ci seeni loxo nañu yëglu bu fekkente dañ ko yittewoo ba léegi lu ko may ñu jël ko seet nu ñu ko joxe ñeneen ñu ko yittewoo mu di kàddu yooyu ñi ngi ko xamle démb ci réunion bu njëkk boobu bureau municipal ba amal na équipe municipale bees ba foofee amal na ko fa ñu àndoon ci nag ak service impôt et domaine li ñu bëgg moo di jéem a xeex ñàkk kaaraange ga ca boobile diwaan waaye it calte gañu fa nimmi ko ñu ànd ci kàddu yi leeral ak Matar Ba mooy maire bu Fatick ñu déglu ko ak Aminata Goudiaby caméra Abdou Karim Bey. bàyyi ko muy titre foncier kenn mënu koo jël te tabaxoo fa defa fu dara ay prosopis sax fa loolu am na jamono yoo xam ne jëloon nañ ci ay matuwaay ne dañuy nangu sax kër yooyu ñun ñëpp Fatick lañ dëkk ku am kër defar ko même boo fa dëkkul nga koy nettoyer ku am terrain même boo fa amagul loo fa defit luñ fa sax nga dindi ko ñu ngi ciy wax nag di ci dox ànd ceeg service yi yore suufu Fatick waaye nag liggéey boo gis processus la ñu ngi ci sensibilisation ñu ngi ci conscientisation waaye jàpp nañ ne am na foo xam ne bu fa yeggee il faut nag buur teg ci loxo ci yenn kër yi nga xamante ne jàpp nañ ne ñii naruñ fee def dara ilaa yawmidin parce que suuf si nag état bee ko moom même boo amee titre foncier am na ay procédures yoo xam ne mën nañ la dessaisir loolu nag buñ ci yegg donc kër yi nañu ko toppatoo Fatick nañu ko toppatoo ñu ngi ñaan nag parce que xam nañ ne président Macky Sall joxe na ay ndigal pour que ministère de l'intérieur Fatick dafa war a am peloton de génie parce que dëkk bu am université la war naa am suffisamment de force de l'ordre am nañ camp gendarmerie loolu lépp bu ñu ko dajale police gendarmerie ñu ànd ak ñoom bu ñu ko defee lépp lu fi insécurité dinañ ko mën a xeex efficacement. dellu si Ndakaaru ak ay doomi Niger yoo xam ne ñoo nga woon ci avenue Cheikh Anta Diop nekkin wa foofee tegewul ci yoon tax kilifa yi jël dogalub jële leen fa tey jile ñu ànd ak Mamadou Fall ci ay leeral. ay téeméeri Nigérien ñoo nekkoon ci mbedd yi fi jege université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ay njaboot kon campé décor bi ci boobule avenue bu capitale bi fi tolloo kon fi nga xam te ni moo di canal 4 bi ñoom lépp luy règle xamuñu ko indi jafe-jafe nag rawatina ci gone yi nekk seen biir di jéggi circulation bi sous-préfet bu Ndakaaru plateau docteur Djibi Diallo yëg ni war na leen sensibiliser ci risque yi nga xam te ni mën na leen dal mu di wàllu kaaraange wàllu cet waaye itam wàllu santé publique. nekk na image yoo xamante ne neexuñoo gis yu jaaduwul yu rafetul yu jekkul bi mu ko gisee nag aussi chaque fois dañu ñëw di wax mais tey dañu ñëw personnellement d'abord pour parler pour wax ak ñoom ñi fi ne ñu pour ñu mën a xool naka la ñuy def ba jóge fi li tax ñu war fee jógee d'abord mooy que ne dafa am problème sécurité dafa am problème sûreté dafa am problème vraiment salubrité te dafa nekk problème occupation anarchique de l'espace public loolu moo tax ñu ñëw wax ak ñoom njëkk ak teraanga pour ñu mën fay jógee. ay saafara yoo xamante ni daañu ko amal te autorité compétente yi ànd ceeg yu nigériennes yi ñoom nag daañu xool nuñ koy amalee. kilifa woote na réunion boo xam te ne bi naka la ñuy def ba seet rek la koy globalement loolu moo tax ñu ñëw fi tey
pour jéem a seet naka la ñuy def ba lii ñu mën ko fa jëlee définitivement mu bañ a andi vraiment ay gàllankoor parce que nekkul loo xamante ne tey mën nañ ko mën ko. lii la xalaat ak tëralin yu responsable la di gis-gisu président bu ressortissant nigérien fii ci Sénégal mu jàpp ni rek daanaka sax ab waxtaan daañu ko amal bu ñu yeggee ci ambassade bi. sant yàlla sant leen yow parce que li nga def nii alhamdulilah kontaan nañu trop ñun suba incha allah dañu am réunion fii ca ambassade ñu xool naka la ñuy def toppatoo suñu mbokk ñu xam naka la ñu war a def ak ñoom. fàttali nii nigériens yu bëri ñoo ne woon ci booru université Canal 4 loolee rek créé woon li nga xam te ni moo di ab désordre bu kenn mënut xayma di gis-gisu autorité sénégalaise yi. mission réconciliation mu di fexe jubóo ay responsable politique yu bokk ci APR maître Ousmane Ngom fexe na ba ak déggoo am ci diggante Daouda Dia ak kii di Mamadou Talla nga xamante ne jikkoon depuis local yi 2014 yi ak léegi ñoom ñaar ñooñee yàgg ànd ak Macky Sall dañoo demoon ba duñu jaaroo ab taal léegi nag jàmmoo nañu Ali Bandel ñang ci ay leeral. Daouda Dia ak Mamadou Talla bépp xarma yàlla ba fa ne woon jeex na mission bi njiitalu APR di président Macky Sall yabal ci département bu Kanel ñoo réussir juboo boobu la. premier département du Sénégal bi nga xam ni aussi mooy en termes de pourcentage toujours premier de 2009 en 2022 ci élection yi fi am yëpp mooy département de Kanel. ñëpp responsable yi leaders yi nii ñu taxawee ak man taxaw nañu joxante loxo ñoom ñëpp jàppante loxo yëkkati seen loxo dogu. jël engagement ni danañ dem ensemble unis vers une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022. ñaari fan la ñu waxtaan tax kon ba ñaari kilifa yi di premier questeur ca l'Assemblée nationale keneen ki nekk ministre de l'éducation wane seen engagement ngir kon mun a dëkku enjeu yi ñu dëkk ma ci élection législative yi. suñu intérêt ñun que président Macky Sall am majorité confortable à l'Assemblée nationale pour cela ñun duñu ménager suñu effort pour que lu ñu am si. militant ñu mobiliser leen pour ñu voter Benno Bokk Yaakaar. dinañ àndu si liggéey et loolu nag lu am si suñu xol la toog nañ fi 2 fois xam ngeen ni mu daan mel avant mais tey gis ngeen dafa calme depuis démb ba tey si salle bi également amul ku ñëwul donc gëm naa ne li ñu retenir fii dinañ ko respecté. xiiroog ngaayoo la ñu dëkkee atub 2014 bi ñu génnee ci local yi gannaaw bi maire yi bëri bawoo PDS ñëw valiant ci biir APR ñaari kilifa yi ci wàllum politique daanaka kenn mayul sa bopp dara tey jii kon gannaaw juboo bi ci assemblée générale bi ñu doon lire seen résolution njiitalu délégation bi di maître Ousmane Ngom rafetlu jéego yi mu ne homme d'affaires bi di Arouna Dia jàpp na ci ngir juboo bi mën a am mën a sax itam ngir ñu wéyal seen jàppale ci politique njiitu réew mi. waxtaane wàllu tàggat yaram ak équipe nationale bu Sénégal ci wàllu football di waajal ñaari match yi mu war a football diggam ak Égypte ngir segg gi ñu segg équipe yi war a dem ci coupe du monde Qatar 2022 ñoom gaynde yi nag war a football ak Égypte ña ngay daje jamono ji ca Marrakech ca Maroc équipe bi nag footballkat yi ñu woo yëpp mataguñu waaye ña ngay ñëw ndànk-ndànk Cheikh Sadibou Diarra ci ay leeral. Sénégal dugg na ci wàccaay seen jongante ak Égypte soxal barrage mondial 2022 bi. jamono ji gaynde yi ñu ngi ci regroupement ca Marrakech nekk ci Maroc amal nañ fa seen tàggatu bu njëkk lu ëpp tuuti fukk ci 26 gaynde yi rek ñoo ci bokkoon li ko waral joueurs yi ay groupe yu ndaw la ñuy teewee ca Marrakech ginnaaw 1 yi egg si démb ñett bokk ci Youssouf Sabaly teew nañ tey ci bëccëg ñu di xaarandi ñi ci des ci guddi gi rassemblement bi ci Maroc dina wéy ba alxames ci suba bés bi ñuy dem ca Caire ca Égypte foofu Edouard Mendy ak i ñoñam dinañ fa amal seen tàggatu bu mujj laataa seen jogante ak Égypte ajuma bu 19h30 jotee. pharaon yi itam door nañ seen wàccaay ci altine bi niki Sénégal ñi demoon ci final coupe d'Afrique bi mujj ñoo ëpp ci ñu woo. ñu toll ci 24 yi nga xam ne jongante ak Sénégal 25 ak 29 mars yi di ñëw revanche la ci ñoom. Cheikh Sadibou Diarra jërëjëf mbokk yi ni jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20h xibaar yi dina dellu siwaat ci tubaab lay doon ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop jaa ngeen jëf yàlla nañu yàlla dooli jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.